C'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax. mbokk yi Leral TV Leral.net amati nañ mbégte bu baax di leen daral ci seen émission bi di Jokko émission politique bi nga xam ne saa su dañ fi daral ay ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu politique wala ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc bi ci wàllu politique. tey seen émission di am gan goo xam ne Sénégalais yëpp xam nañ ko muy le ministre chef de cabinet du président de la République monsieur Mame Mbaye Niang monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay xuma di nuyu ñi ñuy seetaan waaye tamit di nuyu sa xarit technicien yi nga fi àndal. jërëjëf alors di kontaan tamit ci invitation bi donte yàgg nañ ko puus di ko puus mais quand même kontaan naa bu baax nga ñëw tey ñu toog waxtaan. incha allah ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ay pàcc yu bëri ci actualité nationale alors monsieur le ministre dañ koy tàmbale ak li gën a fës tournée économique du président de la république demoon na ci région Sine Saloum ne dafay seeti baykat yi alors au-delà de la tournée tam yi ñu fa gis en tant que président de la république ñu waxoon nañu respecter les gestes barrières ak tout ça mu mel ne tam loolu entaché na tournée bi ndajaloo bi ak mbooloo yi est-ce que tournée bi tam réussite bi ñu ci doon xaar loolu yàqu ko. waaw jërëjëf di fàttali rek ne que tournée moom bu amee rek mooy am na lu ko sabab li ko sabab bokk na ci li nga wax tudd nga ci yenn yi ay gestes barrières ak ay rassemblement mais damay fàttali ni que réew mi juróom benn weer a ngi nii wala juróom-ñaar sax économie bi yëpp a taxaw mu bañ a nekk loo xam ni day dox niñ ko bëggee woon wala niñ ko foogee woon wala niñ ko nammee woon li ko waral ump ci kenn duñ ci dellu ci gannaaw mooy feebar bi dugg ci àdduna bi taxawal koom-koomu àdduna bi yëpp teg nit ñi ay jafe-jafe tournée bi ñëw pour fexe jafe-jafe yooyu nga xam ni moom la ñuy dund ci wàllu koom-koom tubaab bi di ko tuddee àddina bi yëpp nar a nekk ci récession tournée bi ñëw pour fësal li tax ñun ñi yor seen xaalis ak ñi ñu seqal àddina ci wàllu koom-koom war ñoo wóolu ba duñ taxawal li ñuy def pour que suñ économie nekk ci récession maanaam xam nga ni hôtel yi tëj na xam nga ni usines yu bari tëjoon na xam nga ni yéen ci ni ngeen di liggéeyee sax gis ngeen ni yéen a ngi sentir jafe-jafe yi donc li ngànkoon économie réew mi yëpp pratiquement dañuy nangu ni que dafa taxawoon loolu nag day joué ci koom-koomu réew mi tournée bi dafa ñëw pour wane ni que Sénégal bu ko ay partenaires am toppee ñun du ñu naax saay parce que umpul kenn ni que téeméeri nit yoo jël fii Sénégal juróom-ñaar fukk yi ci wàllu mbay la ñuy dund umpul kenn ci Sénégal ni que bari na ay kër yu nekk dans le monde rural li ñuy bay ci ñetti weer yi moom la ñuy dundee at ci biir explication yi dinaa ci ñëw mbay mi lu tax tournée bi parce que président de la république bi jàngoro bi dugg see ci gis-gisam dafa xalaat ni que certes war nañ jàppale économie bi yëpp secteur yëpp war nañ leen jàppale mais nañ beral loxo agriculture loolu moo tax boo seetloo budget campagne agricole bi daan am Sénégal bu daaw bi ñu ngi ko xayma woon ci 40 milliards ñeent fukki milliards bu ren bi def nañ ci 60 milliards mooy teg nañ ci genn wàll mu nekk juróom benn fukki milliards loolu li tax ñu def ko c'est parce que président dafa xamoon ni que ci prévision yi ni que nawet bi mën naa baax bu ñu poussé foofu mbay mi li ñuy récolter wala li ñuy déqi wala li ñuy produire mën na yokk ca bu yokkoo loolu lu ñuy jaay la bitim réew donc loolu dina mën a remplacer pas kër par kër mais dina mën a remplacer ci aspect économique yi loo xam ni dina ñëw dooleel suñu économie ba récession bi ñuy wax duñ fa egg loolu nag pour mu mën a nekk ki jiite yëf yi moo koy jaay parce que pour nga wane loolu ki jiite réew mi moo ko mën a wane ñu wan partenaire technique ak financier yi ne que ñun ren am na problème
économique am na crise économique ci àdduna bi mais ñun yàlla baaxee nañu nawet bu baax waaye tamit yàlla baaxee nañu njiit boo xam ni amoon na gis-gis ni que donte fee doxul buñ poussé fii nii lii am ci mbay mi dina mën a mottali pàcc yi nga xam ne nërmeelu na ndax jàngoro bi loolu moo tax tournée bi am loolu moo tax président de la république dem pour xool 60 milliards yi ñu def ak producteurs yi ak estimer production bi tey ci li ma mujjee dégg ministre de l'agriculture nee na téeméer boo jël dina yokku fanweer. d'accord mais sur la forme. sur la forme. dem dajale nit ñi est-ce que itam bu fekkee dem pour wane li Sénégal am. jar na accueil ba yi mu doon wax yëpp na ko nit ñi respecté moom si jëmmi boppam respecté wu ko. déedéet xam nga yow xëy na benn wàll rek nga dégg mais man maa ngi woon ci tournée bi en tant que ministre chef de cabinet disposition yi ñu war a jël yëpp muy takk masque ak fexe man dem naa ci tournée bi ba ñëw joxuma kenn loxo xëy na dend naa ak ay nit ñu fotowu dend naa ak ay nit ñu wax mais def nañ suñu kéemtulaay kattan pour que loolu ñu respecté ko maintenant jël ay photo yokk ci ay nit yokk ci ay oto. non monsieur le ministre loolu nag. dëgg yàlla ay image la ay vidéo la tam. loolu non am na ay image am na ay vidéo loo xam ne président mi ngi seen biir. man sama bopp fekke naa tournée bi dafa am ñaar yooyu jàpp fii ci réew mi président de la république buy dem tukki wala muy dugg ci biir réew mi képp kuy ministre boo xam ni la muy dem xooli yow lañ ko dénk da nga cay topp président de la république buy dem ci ab gox gouverneur ba préfet ba sous préfet ba maire ba président conseil départemental élu ya fa nekk dañuy ñëw parce que noonu la république tëdde mais dañuy def suñu kéemtalaay kàttan ba loolu du am dina ma metti loolu ñu bëgg a utiliser loolu pour wax gis nga feebar bii nii critique boo xalaat critiqué nañ ñu ko ci non décision yi ñuy jël baaxul non def nañ fi couvre-feu ubbi leen jàkke yi tëj leen lii tëj leen lële tey du ma ni kontaanuma ci wax ni que yey nañ leen mais ñi doon wax ni que ñii dañuy tâtonner ñii dañuy xamuñu li ñuy def mais tey ñooñu ñëpp nee nañ patt noppi parce que àddina bi yëpp ñi mën ak ñi am ñi mën ak ñi mënul ñi am ak ñi ñàkk ñi am doole ak ñi ñàkk doole ñoom ñëpp dajaloo nañ koo xam ne ñun xamuñu ko gisuñu ko mu nangul ñu ni que Sénégal stratégie bi mu teg pour xeex pandémie bi bokk na ci yi gën ça ne veut pas dire ni que dañuy continuer toog suñ kër jàngoro ji toog sa kër xëy na moo ëpp loolu ci muccal mais dafa am aspect économique est-ce que dañuy toog suñ kër bàyyi suñ économie mu nërmeelu ba ñun suba duñ am. mais nag aussi am na lu mu wane mooy yaa ngi wax léegi si wàllu mbay mi effort yi président def ak les partenaires techniques financiers ni ñu koy wóoloo mais itam li ñu seetlu mooy Sénégal si wàllu mbay si wàllu koom-koom mënul dundal boppam tey mar day taali bu àdduna bi ko dina di tëju nit ñi danañ sonn li ngeen di malgré li ngeen di wax lépp Sénégal mbay mi si Covid bi li ñu doon jëggaani bi ñu tëjee dañoo am ay problème est-ce que itam du ne li ngeen doon wax si mbay mi ak chiffres yi ngeen doon annoncé ay 1 million de tonnes de riz est-ce que yëpp aussi tey dëggalul ne loolu ngeen doon wax yu si bëri si ay chiffres rek lay mën waaye du réalité en fait. mais xam nga dañuy nangu ni que mbay mi 2012 ba léegi amul at bu mu deful jéego non déedéet dinaa ci egsi bu la neexee ci chiffre bu ñu daan def bi 2012 bi ñuy egsi 300 000 tonnes ceeb 250 000 tonnes ceeb entre 250 000 ak 300 000 lañ fi fekk tey ñu ngi wax 950 000 tonnes ak 1 million de tonnes gerte gi bi ñuy soog a egsi liñ doon wax ful nañ ko ñett dugub liñ doon wax liñ daan bay tey ful nañ ko ñeent mboq liñ daan jéggaani boo seetloo ñiy importer mboq dinañ leen ne genn wàll gi la ñuy importer. mais loolu fu mu feeñ li ngay wax nii fan la feeñ ci askan bi. dinaa egsi wax la fi mu feeñ parce que xëy na man ak yow dañoo toog Dakar gis nga famille Sénégal bu dëkk ci monde rural bi ci ay xayma boo jëlee li ëpp ci li ñuy bay day xaw a tolloog hectare ak hectare ak genn wàll mooy maanaam entre 1 hectare et 1,5 hectare
la benn kër di bay du kër yëpp mais en moyenne boo ko jëlee 2012 bi ñuy ñëw kooku di exploiter 1 à 1,5 hectare mi ngi doon am rendement wu 800 kilos par hectare 800 kilos par hectare boo jëlee 1 hectare et demi donc day am de 800 kilos par hectare boo jëlee 1 hectare et demi day am à peu près 1200 kilogrammes mu jaayee gerte gi buñ xollee ba pare mu jaayee kilo bi 160 jaay xollit bi jaay ngooñ mi gerte gi 160 la daan jar xollit bi jàpp ma njëg li ngooñ mi ñun ñëpp gis nañ ne que njëg li yokku na donc boo ko xaymaa kooku loolu la daan bay ci ñetti weer pour dunde ko at mi kooku noonu tey nga jëlaat ko 2000 nga jëlaat ko 2020 kooku ba tey mi ngi ci 1,5 hectare am bi mais mi ngi am rendement wu 2 tonnes 2 tonnes yooyu pour lan parce que président dafa joxoon ndigal ministre de l'agriculture yi fi nekkoon ba ci ki fi nekk ñoom ñëpp ñu koy doxee mooy jiwu bi nañ ko tànn dootuñu jël ci jiwu bu nekk engrais bi nañ ko tànn PUDC na joxe ay machines gros producteurs yi am tracteurs yi petits producteurs yi am machine roulant loolu mooy justifier production bi yokku boo demee ci koo xam ne bëggut a dégg danaan la non kii tool bi lii la am li mais tool bi la fa daan meññi ak li fiy meññi bokkul tool bi la fa daan meññi liñ koy jaay liñ ko doon jaayee ak liñ koy jaayee bokkul 2012 bi ñuy ñëw kilo 160 la woon daaw suñ mbokku baykat yi jaay nañ kilo gerte 400. chinois yi lañ ko jaay. waaw kuñ ko mënti jaay baax na man gis nga d'accorduma ci non nañ téye gerte gi parce que usines yi déedéet usines yi boo jël xayma nga xayma 3000 personnes ciy dëkk dund certes baax na mais 3000 maximum. dafa doxul ni mu war a doxee. waaw xaaral rek même bu doxoon ni mu mën na doxee 3000 personnes maximum suñu or ak compagnie yeeg ak ñi ciy yëngu yëpp di sec nga dem jël ñaata baykat mat na 3 millions léegi état dina egg fenn foo xam ni régler problème mu 3 millions yi moo koy gën a régler problème mu juróom benn téeméeri donte dafay trouver lu digg doom donc nawetu daaw bi jaay nañ 400 waaye léegi fan la feeñ ci askan bi nga ma laaj sànq. looloo jar a laaj parce que nit ñi nag ba léegi tey déedéet monsieur le ministre bu ñu seetloo nit ñi ba léegi dañuy wax tey lañ gën a sonn. waaw déedéet yow da nga jàpp ni que tey lañ gën a sonn mais nee naa la li ëpp ci njaboot yi lii ma la wax la ñuy dund 1,5 hectare la ñuy bay moom la ñuy bay ci ñetti weer lañ koy liggéey dunde ko at loolu moo fi amoon et loolu moo fi commencé wàññeeku mais mi ngi dañuy nangu ni mi ngi am léegi kooku noonu nee naa la kilo gerte 160 la doon jaayee léegi mi ngi jaayee daaw jaayee na 400 nee naa la kooku li daan meññi ci toolam tey ful nañ ko ñaar nee naa la kooku tey effort yi mu daan def pour jël doomam jarbaatam ñaari jabaram ak keneen ñëw liggéey ci tool bi xëy na wàññi nañ leen ñaar parce que PUDC dugal na fa benn machine bu ndaw boo xam ni moo koy bayal moo koy jiwal et xëy na moo koy gobbel fan la feeñ ci askan bi kooku boo ko laajee boo demee di ko wax ne que boobu ba léegi li ñuy wax fan la feeñ moom dina la wax fan la feeñ. lim daan liggéey wàññeeku na. d'accord lim daan am yokku na. d'accord mais monsieur le ministre bokk na si li tax ma laaj la ko. tey gisaat nañ beneen phénomène bu bees boo xam ne normalement. li ngeen wax mbay mi bu doxoon ni mu war a doxee yëf yi di dox. du am muy barsax war a barsax commencé waat na fi fan yi ñuy gis ay gone di dem si géej gi ñii di dee ñii ñu leen di jàpp loolu est-ce que tam si wàllu mbay mi bu doxoon ni ñu ko waxee dina am gone yi dinañ jóge si àll bi di dem. di jëm xam nga dañuy waxante dëgg rek. xale bi nga xam ne dafa dem lijjanti ba am 4 fukki junneem nëbbatu ay mbokkam nëbbatu yaayam nëbbatu papaam nëbbatu frère am nëbbatu jarbaram wala nëbbatu doomam jëli yoon bi dem ba xaw ma ci côte bi mu am ak waxtaan ak benn borom gaal wala mu dem ba Mauritanie jéem a jéggi dem kooku lan la ci nguur gi mën lu dul teg ay
dispositif sécuritaire pour que bu ñu gisee yu mel noonu ñu jàpp leen gàntal leen mais ki jóg am yéene boobu dem defi ko moi je le comprends parce que xëy na dafa xeeb lim fiy am. chômage bi aussi c'est là. non c'est que chômage ci dëkk yëpp la am mën nañ ci ñëw après man dama jàpp ni que ñi ñu war a waxal dañoo bëggul a comprendre wala ñi ñuy waxal bëgguñu ñu dégg man musuma wax ni que chômage amul Sénégal chômage am na fi li may wax lu ma leer la parce que nekkoon naa ministre de la jeunesse et de l'emploi. ngeen digg woon ñaata emploi 500 000 emplois biñ fiy jógee 490 000 emplois yi lëmës nañ ko teg mais 490 000 emplois ci 1 million 500 de chômeurs mooy ñett yu nekk bu ci nekk ñett yu nekk kenn nga ci utal liggéey donc des na ñaar yooyu am na juróom yi ciy yokku ndaxte njàng mi chaque année ñaata nit ñooy am bac ñaata nit ñooy am licence loolu lépp day ñëw versé ci chômage bi fii ni ñuy déggee chômeur mooy ku toll ci liggéey ci waroo liggéey tubaab bi ni muy déggee chômeur mooy ku am métier ci doo liggéey est-ce que comprendre nga fii njàng mi ni mu tëddee woon mënul woon dimbali xale yi ñu am liggéey parce que da nga daan jàng am licence géographie licence en français licence en mathématiques amoo métier licence nga am seen waa kër jàpp ni que dañ naan la moom da jàng na ba am na diplôme mais diplôme boobu jàng ak lire ak analyser la mayu la nga mën a dem dugg pour affronter marché de l'emploi. mais loolu ba léegi moo am. déedéet amul comme nam amee woon li tax amul comme nam amee woon boo seetloo ci juróomi mandat bi njëkk président dafa réarticuler njàng mi formation professionnelle commencé am taxawaay ñun bi ñuy egsi formation professionnelle 20 000 places la woon daaw ba 2019 ci campagne présidentielle bi 80 000 places lañ ko def donc ci juróomi at jëlee nañ ko 20 000 places yóbbu ko ci 80 000 places donc ñu ngi ciy def ay jéego beneen jéego bi ci am mooy boo seetloo formation professionnelle commencé nañuy créer ay filières yoo xam ni BFEM lay jëlee parce que fii boo amee bac rek dañuy jàpp ñëpp dañu war a dem université du ñëpp war a dem université boo amee BFEM mën nga dem commencer out qualification BFEM moo tax ñu créer ay techniciens wu électricité ay techniciens wu plomberie ay techniciens wu froid ay techniciens ferrailleurs léegi ni mu amee technicien noonu la amee technicien supérieur ñu bëgg a dem defi cycle ingénieur def cycle ingénieur loolu bokk na ci liy wàññi chômage bi parce que xoolal ñaata nit ñaata rakk ñaata jarbaat nga am yu toog sa kër tollu ci liggéey bu ñu yeewoo dañuy toog mais boo waxee dëgg wax ak yàlla rek kooku xëy na da nga naan jàng na ba am BFEM mais ban métier la am. état moo war a teg ay conditions ba ku bëgg a liggéey monsieur le ministre. mais nee naa la état bi laaj nga ma nee naa la ñun bi ñuy ñëw 20 000 places lañ fi fekk tey ñi ngi ci 80 000 et xëy na balaa ak programme bi président defaraat ñu koy tuddee PAP ñu xoolaat ko ba pare gën koo tànc pour mu gën a gaaw PAP 2A. waaw mooy PAP réajusté accéléré boo xoolee buñ ko respecté xëy na 80 000 dinañ egg ci 80 000 places yooyu dina jóge 80 000 dem ba ci 160 000 après keneen ku ñëw yokk di yokk ba mu mat. mais yéen da ngeen ay si ay programme tout le temps programme plan mais à chaque fois bu ñu demaatee 2 ans 3 ans aussi ngeen changé waat aussi. déedéet nee naa la bu programme moo tax ñu mën a jógee ci formation professionnelle te loolu benn pàcc rek programme ak plan moo tax ñu mën a jógee ci 20 000 egg ci 80 000 programme moo tax ñu mën a jógee ci bay 950 000 tonnes ceeb xam ni doyul tey ñu bëgg ko yóbbu 1 million 500 di expérimenter ceebu plateau parce que mbayum ceeb boo xoolee ci booru dex gi rek la woon mais léegi ñi ngi koy jéem a am nañ technique yu ñuy essayer ñi ngi koy jéem a bay ci dër bi. d'accord ceebu dër. d'accord pour génn foofu président dem na tournée alors yaa ngi dem tournée bàyyi fii mën moo xam ne nit ñi ñu ngi si mën mi nga dem Kër Massar indiloo leen solution lu dul Kër Massar dama koy def département est-ce que itam wax dëgg yàlla loolu lañ doon xaar si moom te nga taxaw campagne ne en 4 ans réglé naa définitivement le problème des inondations président moo ko wax ñëpp di ko dégg. xam nga tamit neexul di wax ak koo xam ni dafa bëgg tëx nañ fàttaliku président bi mu egsi ci réew mi 2012 dañoo gagné élection yi salaamaaleykum
urne yi mu prêter serment lan lañ fi fekk pratiquement genn wàllu million wu sénégalais yi surtout ñu dëkk ci banlieue yi dëkkatuñu woon seen kër fan lañ dëkkoon ci école yi foire ci case des tout petits yi ak ci ay hangar ban feebar lañ amoon choléra ndox mi ñaata temps la fa defoon dafa vertoon parce que juróom-ñeenti weer la fa daan def fan moo ëppoon luy am mbënn banlieue bi ak fan particulièrement Wakhinane Nimzatt ay Dalifort ak yeneen foofu ren mbënn am na fa. mën na fa bañ a am mais déedéet mën na fa bañ a am mais am na ci yeneen gox yoo xam ne daanu fa am xaaral rek ma ni foofu yi ma lim nii ndox amu fa mbënn xëy na taa na ñetti fan ñaari fan xëy na sax mu egg juróomi fan mais lañ fa def ci assainissement génne ndox mi. taawul foofu mais taa na feneen fu daanu taa monsieur le ministre tamit foo nga nangu loolu. non dama ni la fi daan taa yëpp bi ñuy ñëw mu sonal nit ñi ba nit ñi di dajale eau de javel parce que choléra bi mi ngi fi doon faat ay nit ñi toog mën a toog ay foire juróom-ñeenti weer ñibbiwuñu seen kër ndax ndox mu fa nekk fu ndox daan taa at ba verte ba ndoxu ren fekkaat ko fa loolu moo fi amoon est-ce que loolu moo fi am est-ce que ren dégg nga Idrissa Diallo mu ni kaay leen dimbali ma est-ce que ren dégg nga waa Wakhinane Nimzatt ñoom Racine Talla ñu ni ñun génn nañ suñ kër yi est-ce que ren dégg nga xaw ma ay yeneen cité yi cité Jonkop waaw yu mel noonu donc lu am da ngay xool lo ko sabab Kër Massar musul am musul am déeg bu mel nii dañuy nangu ni que foofu place ndox la boo jëlee carte yi gën a yàgg ci réew mi da ngay gis ni que foofu place ndox la ay dex ñoo fa nekkoon tey ñu sëq ko tabax ko. état autorisé ko tam. non état li mu ci mën a arrêté mi ngi koy arrêté man maa ngi fàttaliku conseil des ministres tout juste avant élection présidentielle yi président di wax ba dënn bi jóg mu ni arrêté leen ñiy sëq fële mooy li nekk côté fi Sonatel bi nekk mooy fi ndox bi buntu Pikine am na ñu ko doon technopole am ñu koy sëq pour dem dëkk fa mu ni arrêté leen ko donc du ma ni état mën na dégager responsabilité mais d'une part mairie yi ak waa urbanisme ak waa cadastre war nañ toog ñu déggoo ci nan la ñuy tabaxee léegi parce que tamit munoo xëy defar fii ba ni ba ndox ma daawut fa nga dem tabax feneen foo xam ne ndox ba dafay taa après ñu ñëw ni état bi donc yooyu waxtaan koy dindi mais li am ba wóor ba leer mooy est que mbiru mbënn mi munuñu wax ni que defu ci dara leneen li ci yokku mooy li fi wàcc ci taw fanweeri at a ngi nii wàccu fi li tax ñu am yaakaar ni que nawet bi ren dina baax mooy c'est parce que ndox mi dafa bari li am Kër Massar demu fa ak ay loxoy neen bi muy dem techniciens yi la àndal techniciens yi ni ko fii il faut que ñu def fi ñaari canal yi programmé na ko trouvé na xaalis bi nga xam ni moom lañ koy tàmbalee pour que partenaires yi ñëw. mais liñ ko dégg wax na dinaa ko def département est-ce que itam loolu lañ doon xaar. bon loolu découpage géographique la c'est administratif ça doit être possible. wala mu bëggoon lu neex askan wi xëy na non parce que xam na ne parce que aussi li justifier découpage bi da ngay xool nit ña fay dund xam nga ni tey Kër Massar genn wàllu Pikine la Kër Massar li dëkk ci commune Kër Massar rek moo ëpp li dëkk Guédiawaye donc bu fekkee ci dayo ci yooyu la ñuy xool waaye du ay wàllu politique bu fekkee ay wàllu politique la ci mesure politique yi mu wax boole na ci ni déwén incha allah bu mbënn mi jeexee dinañ commencé ñaari canal yi pour nga commencé ko da yow sa bopp état bi da ngay am apport moom nee na dajale na apport bi ak ministre des finances wax na ministre des finances mu dajale fukki milliards ak ñett ñu teg ko ci kaw table yi partenaires yi technique financier je pense que bien Banque mondiale la ñëw mais ñu génne ndox mi. d'accord pour jeexal ci inondation yi 767 milliards lañ annoncé woon plan décennal mu waroon a jeex 2022 tey ñu ngi demandé benn évaluation assemblée dafay envoyer mission d'information alors tey ONAS 80 milliards lañ wax ne moom la fay investir est-ce que itam bu fekkoon ne li ñuy wax lépp moom la ñu fay investir tey dinañ soxla gannaaw ay cours de contrôle nekk na fii Cour des comptes IGE ñuy def ay mission d'évaluation ak ay mission d'information. xam nga mbir mi ñi ciy wax ñi ci ëpp xamuñu fii nit ñi dañoo bëgg waxi milliards am na ñoo xam ne ñoom bu ñu xëyee rek
waxi milliards la ñuy wax non 29 milliards non 93 milliards 726 milliards. Sonko nga bëgg a wax. waaw no xaaral rek damay wax dinañ ci egsi 726 milliards ci ñetti pàcc la dafa am pàcc boo xam ne lii ci assainissement bi la jëm lii ci tabax ay kër pour jële fi ñii ñu dem dëkki feneen la est-ce que comprendre nga ñetti pàcc la dafa amoon situation d'urgence ñu ni lii la ñuy dépenser ci urgence bi lii dañ ciy def ay tuyaux ay assainissement lii dañ koy def apport pour mën a tabax ay kër pour jële fi ñii mais loolu moo indi ay cité gàddaaya ak cité yooyu ngay wax léegi 726 milliards ci 10 ans ñun ñëpp xam nañ ni projet at yu njëkk yi du absorbé lu bari parce que ay dafa am ay études affaire yi du da ngay ñëw rek gas. kon li ngeen doon xaar ci alal li ngeen doon xaar ci alal jotu leen ci. déedéet du question ni ko jotuñu ci parce que du xaalis bu tegu nii da nga naan at mi leeral 25000 lay def ci ay micro leeral bu ñëwee xool ay micro daan ni bii mën naa ko defar waaye comme que damay def ay émission ci ay booru géej il faut que ma ut micro boo xam ne réducteur de bruit la léegi fi may defee émission yi nan la technicien bi di calculer le temps que muy calculer loolu muy étudier pour que ngeen bañ a jënd perte ci loolu la ñu nekkoon 726 milliards yi kenn mënu koo mobiliser nee naa la projet ci at yu njëkk yi mënul absorber 10% wala 20% wu financement bi booy egg ci at yu mujj yi ci la dépense yu gën a mag yi di am parce que boo ko deful après dañuy génn fii ni ay sàcc lañ non ay gré à gré lañ ko joxee non jaarul DCMP ARMP. boo ko toppee yooyu moom ñu ni xaalis bi réer c'est normal parce que tamit dañuy gis chaque jour heure bu rapport génnee yow par exemple doon nañ la tudd si benn rapport. waaw non vas-y. doon nañ tudd benn rapport bu 29 milliards. waaw chaque jour ñu tudd ne benn direction kuddu ak yeneen ministère te itam du mujj fenn moo tax nit ñi di am problème mu gouvernance au Sénégal moo tax nit ñi bëgg. xaalis bi ngeen wax da ngeen ko def si mbënd mi aussi mu leer. xam nga nag nit ñi nee naa la sànq da ba mu dégloo nee naa la ñiy wax xamuñu yow journaliste buy gëstu nee nga rapport ci 29 milliards rapport ci 29 milliards musul am condamné nañ ci ñaari journal fii Sénégal maa def sutura rek bàyyi parce que ñenn ñi samay xarit lañ parce que dañoo bind ni que rapport am na ñu dem tribunal ni leen indi leen rapport ñi leen ko doon waxloo ci suuf joxuñu leen rapport amul bari na fi lu ñuy wax teguñu ko ci loo xam ni lu yanu maanaa la rapport 29 avant rapport 29 milliards dañ ni non gré à gré la def ay DCMP signé wu ko xaw ma lan marché bi kayit yi génn ñu ne ah non signé na ko kon nañ wax bon 29 milliards yi réer na léegi am na tey sénégalais bu taxaw ni moom ci 29 milliards yi la liggéey ba mu yemb 4 domaines agricoles léegi la réeroon anamu. mais dañu gis inspection ministère des finances moom lañ gis en tête mu def rapport xanaa loolu ministère bi fa nekkoon ay temps. déedéet rapport bi mu def kooku rapport bi mu def mi ngi ci internet rapport bi mu def man maa ko bind ne ko kaay ñu xayma projet bi parce que ci juróom benn weer lañ ma waxoon te mi ngi dépassé juróom benn weer. mais kayit yooyu si ministère am la jógee. déedéet amul nee naa la amul nee naa la encore une fois amul gis nga jiixi jaaxaa bi nit ñi di créer. mais loolu fan la jógee monsieur le ministre. man loolu moom fan la jógee. mais attends. parce que ministère des finances. lañ gis benn entité bu fa nekk. dañu wax ne moo génne rapport. mais est-ce que rapport bi yow gis nga ko. gis nañ ko ci journaux yi. déedéet ak si à travers les sites internet. maa toog leeral ma ni journaux yu ko bind man ak ñoom dem nañ tribunal indiwuñu la rapport ñu condamné leen ku ci nekk ñii war ma fay 30 millions ñii war ma fay 10 millions man maa noppi rek. man dama gis ne li gënoon a pertinent mooy. inspection des finances. déedéet dem porter plainte mais pas yow. bu fekkee ñoom lañu tuumal parce que inspection des finances nan la ñuy porter plainte. ñoom lañ tuumal di. déedéet parce que rapport bi am c'est que nit ñi dañuy wax rek non corps de contrôle du corps de contrôle outil la bu ministre des finances am pour xayma parce que ministre des finances mooy responsable financier wu projet bu am Sénégal bu nekkee projet pêche bu nekkee projet agriculture bu nekkee projet kii ministre lépp lu jëm ci wàllu xaalis ci état ministre des finances la ministre beneen bi partie technique bi rek la yor comprendre donc ñoom dañuy am ay nit yoo xam ni dañuy jàpp ni que dañu xarañ ci xayma
xaalis bi fan la dugg nan la duggee nan la war a génne ak ñañ lay génne paiement mënul am ci Sénégal boo xam ni ministre des finances man bu ma demee en tant que ministre du tourisme signé lu ma neex ci àdduna bi loo xam ne dañu war a fay dugal naa sama bopp tooñ naa sama bopp xaawi naa sama sutura bopp parce que valable légalul sax donc mënuñoo fay est-ce que comprendre donc rapport bi nit ñi di wax nee naa la muy ca bari na ci luñ koy tudd bari na ci lu ñuy wax non rapport fii jaareel ki amul li ci ëpp du am li ci ëpp et c'est ça qui est déplorable ñu nekk ci biir bokk ak yow ñooy toog di ko xam. foofu laa bëggoon a ñëw parce que jamono jooju doon nañ wax ne le ministre des finances à l'époque muy Amadou Ba moo nekkoon si ginnaaw ñu bëri waxoon nañ ko moom toog na si benn plateau télévision bu groupe Futur Média TFM wax ne vous êtes son frère donc kon mën nañu jàpp ne ay xarit ngeen yooyu ñu doon wax ay malentendu la woon comme ni ma ko waxee. waaw mais xam nga bon c'est vrai ah sama naataango la bon ay xarit lañ bon seq nañ jàmm yéenewu ma ko dara lu bon. waaw non xaaral rek non parce que man dama am définition xarit man tey ci ñi ma seqal langue politique fexe naa ba xëy na bu ma ci amee ay xarit ci opposition bi moo ci amee ñaari xarit ci opposition bi lañ bokk ànduñu ak man xarit nag au vrai sens du mot sama yeneen xarit ñi nga xam ni seq naa ak ñoom xaritoo au vrai sens du mot defuñu politique donc mais damay jàpp ni que mën nañ tudde xarit koo xam ni yéene na la jàmm seq ngeen jàmm mais li may fàttali rek mooy bon malentendu autour de 29 milliards aussi xam nga ni yanuwul maanaa et jàpp naa ni bu ci amee ñaar ñeent malentendu 29 milliards gis nga xaalis bi nan lay toll. non 29 milliards moom c'est vraiment 29 milliards du xaalis bu ndaw malentendu mënu ci am. kon da nga jàpp ne tayeef la. waaw bon ba en tout cas daal on n'a pas intérêt muy moom muy man et que malentendu di am autour de 29 milliards réew mi amul intérêt ay malentendu ñu naan ay 29 milliards réer na fii ak réerul fee li am mooy mënuñu jiiñ nit ni ko moo jël 29 milliards ñu toog ñaari at ñu ni noo feeñ na xaalis bi ñu ngi ciy liggéey yanuwul maanaa loolu du opposition pour une fois yooyu du opposition moo koy def yooyu ñu nekk ci biir la au lieu ñu xeex pour jëmmal ñun li ñu wax ak sénégalais yi ñuy nekk di jamante suñu biir pour régler ay problèmes personnels. loolu moo am. waa APR seen biir. waaw gis nga scandale yi nga fiy dégg yëpp ay nit yu nekk ci biir APR ñoo koy sabab génne dañ lay ñëw fekk yow journaliste bi ñu jox la genn wàllu kayit ni la gis nga saa waay projet bi 29 milliards la woon arrêté na. gis nga jox la notification arrêt bi des travaux mais duñ la jox ni que dañu arrêté paiement yi moo tax projet bi. arrêté loolu kan moo am possibilité def loolu. waaw mais loolu ñi ko mën a def bari na ñi képp ku nekk ci dispositif bi di seet parce que ay nit ñu wóolu ay nit ñoo xam ne dañoo war a wóoluwante la. du da ngay toog ba ci yàgg leeral génne daal ni ce qui s'est passé en conseil des ministres wala ce qui s'est passé en conseil xawma lan secrétariat exécutif mais loolu ku nekk ci biir a koy wax. te xëy na bu fekkoon ni que day wax lépp ni mu demee xëy na jàmm am mais day wax lenn dindi leen pour créer ay lënt-lënt. loolu bu ñu naxante à quelle fin parce que. waaw dinaa ci ñëw quand on dit que le président de la République est la personne la plus informée du pays yow ci cabinet nga nekk am na information yoo xam ne waru ko mën a rëcc bu fekkee am na ñu nekk si biir di def loolu war na leen a xam alors la moo tax ba léegi nanguwu leen a tudd tur dàqu leen kenn ne lii moo tax. déedéet xam nga gouvernement moom du comme équipe. ni nga ko xalaate dafa am ay réalité et ki defar gouvernement dafa am ay objectif dafa am seen kër chaque jour nga gis ci kër doom joo xam ni baay bi moo ko jur ñëpp baax moom mu continuer di tux yàmba wala di nekk ci li ko neex di agressé di def leneen dañ koy dàq kër gi dañ koy jéem a raisonner mais dina am fenn fu muy egg nag boo xam ne bu naree yàq kër gi mais nga génne ko kër gi définitivement ngeen tàggoo loolu la rek. loolu la moo tax amul loolu la moo tax président xam loolu pare def ko. man du man maay décider ci loolu président mooy décider ci loolu mais dama lay wax ni la bu ñu waxantee dëgg rek yii ngeen di wax yi yëpp ay scandale 92 milliards 29 milliards 35 milliards 756 milliards yooyu ñi koy wax ñëpp parce que yëf yi affaire u xaalis ci nguur dafa leer gis nga loo dépensé après da ngay dem assemblée
man ba ma demee assemblée ñu laaj ma ci 29 milliards yi dama leen ni rapport amul bu fekkoon rapport am na député dina ko génne député dina ko am bañ ma laajee dama leen ni xaalis bi bu ñëwee ki yor xaalisu askan bi moo topp ci man bu ñëwee laaj leen ko ana xaalis bi man ci li ma jot a am ci ay paiement 6 milliards 700 la li ci des gisuma ko ki yor xaalisu réew mi bu ñëwee laaj leen ko. d'accord alors ak li nga wax nii ñu ngi wax ne remaniement dafay am yow si peut-être si cabinet président da nga si xam dara est-ce que mën nañu jàpp tey bu fekkoon ne remaniement day am ñooñu ngay wax bu fekkee si état la nekk président am ko dinañ leen génne si nguur gi. non xam nga man xamuma ku président. parce que li ngay wax peut-être ay ministres ñoo am pouvoir def yenn. non mais wala peut-être ñoom ñu digle ko. mais jàppal li ma lay wax. man li ma mën a wax man xamuma quand même kan la président di dugal ak kan lay génne du waxtaan ak man sax ci loolu damay wax rek man sax sama wax ak moom sobuma sob boobu li ma xam man nekk ci cabinet mooy que nee na ak fii réew mi toll ak jàngoro bi fii mu jóge ak wax bi mu waxoon ak ñëpp opposition ak société civile ak organisation ak waa partem ak lii ñu dëgmal pour relancer waat économie bi laaj na ñu dajale doomu réew mi yëpp. gouvernement d'union nationale. non non du ci gouvernement rek lañ mën a dajaloo. toog di waxtaan toog di jokkalante toog di wax ku nekk di wax ci li muy tëral parce que nag moom la ñu fal moom moo am mandat wu définir politique bi moom moo am mandat wu yóbbu réew mi laaj na mu am dal sénégalais yëpp amul ku bokk fi amul ku bokk fële man loolu ma bokk ci ñi doon dox xëy na loolu moo taxoon sax mënuma wax yu bari ñëpp ñu dajale leen pour dëgmal relance économique bi parce que bu ñu nëbbantewul bu ñu waxee rek dëgg àdduna bi ñaari at yi ñu jëm dafa nar a metti ñun yàlla suturaal nañu ba suñu nawetu ren dina mën a wàññi jafe-jafe yi nawetu déwén allahu axlam yàlla rek a xam mais bu ñu booloowee xëy na dootul nekkati ci agriculture rek dootul nekkati ci entreprise yi ñu war a suqali rek mais cohésion nationale bi am dina tax nit ñi am kóolute ba ñëw investir. d'accord leneen li muy def mooy que te nit ñi dañ koy fàtte mooy dafa am problème mu sécurité ci moo ñu wër dafa laaj ñu taxaw ànd pour que quand même réew mi egg ci dal loolu moom xam naa ni mbébétu président la. d'accord li ñu mayoon soxta mooy bëgg a jeex pour jeexal ak dernière question yaa ngi wax waxtaan alors si dialogue politique bi am na benn point boo xam ne bëri na coow muy statut chef de l'opposition yow da nga jàpp ne président ki yor majorité parlementaire moom lañ ko war a jox wala da nga jàpp ne dernière élection présidentielle ki jël deuxième moo war a nekk chef de l'opposition par exemple Idrissa Seck. non bëgguma tudd tur mais li xel nangu mooy ci ay jongante lañ jóge ay sénégalais mooy présidentielles yi kii gagné na mooy président wax dëgg yàlla résultat yi élection yi leer na ki ci topp quand même mooy chef de l'opposition keneen ku ci bokkul woon wala ku jël 4e wala 5e mais quand même du ñu gis premier naan 2e bi mën a daw nag. mais Idrissa Seck la noppi gi mu noppi moo tax nit ñi dañuy ragal ne mook président dafa am aussi waxtaan du genre deal pour ngeen promouvoir ko yéen mu nekk chef de l'opposition tamit. non boo seetloo ñi xam nag laa wax waxuma ñi xamul ñi ngi telli di wër di wax di tëb di dal di wax chaque jour ñu boo seetloo li ñuy wax boobu ba léegi musuñoo wax bu commencé ba egg nga doon dëgg ñi nekk nii di wax ni boo xoolee ba ñu commencé ba léegi amul wax bu ñu wax ba mu jeex ba ñu teg ci baaraam ni lii am na wax bu ñu wax après ci ay naxasa xandang non dañ ma bëgg a tëj moo dañ ma bëgg a kii après ñu tax maasaar la chaque jour nag ñuy yee beneen non man faraluma Idrissa bu fekkee am na kenn ku bokk ci mouvance présidentielle yi. doon ko songu yu métti. waaw man ni bu fekkee am na ku bokk ci mouvance présidentielle yi. ku songu Idrissa comme man ni ma ko songee bariwul donc ànduma ak moom faraluma ko de mais mënoo wax ni que dañuy xayma ki raw mais élection présidentielle yi passé moo jël 2e keneen kuy wax nag xëy na sa xalaat ngay wax léegi ndax dafa noppi wala dafay wax nit ki boo amul looy wax lan ngay wax. ana ñi fi nekkoon di wax ni que non dañuy askanu Sénégal la ñuy rey
feebar bi jàngoro bi di niñ koy téye baaxul ak kii ana ñooñu. bu fekkee Sonko ñooñu bu mi ngi si àll bi tey xëy na mi ngi si àll bi di def ay tournée yu am solo bu fekkee Sonko ngay wax. tournée ci lan. tournée agricole ak tool yi Pastef. mais yow financé woo campagne amoo paramètre campagne xamoo lan lañ bay xamoo lan la ñuy. mi ngi bay kànja ak ay nitam nit ñi di ko gis déglu ma rek déglu ma. c'est que il faut que ñu sérieux aussi c'est que bëgg a wax rek bu mu tax a wax ma ni bu fekkee ni que xamoo lan lañ bay xamoo fan lañ ko bayee xamoo lan la ñuy déqi xamoo lan lañ ci def xamoo lan lañ ci nar xamoo fan lañ jëm xamoo kan la ñuy waxal waaye kon looy xayma kooku war naa xayma bu la neexee nag nga gën doxantu ci tool yi comme def comme ñëpp Sénégal moom ku nekk am na droit dem def mais encore une fois li ëpp solo jafe-jafe bi ñu am te mu gën a metti ca jàngoro bi wane na ko mooy ñi xam nañuy wax ñi xamul nañu noppi. d'accord xam nga man jàpp naa ni que. d'accord damay kii yàlla nga tàggoo waale foofu. parce que ñu mayoon si waxtu. du nit ki du ci lépp rek nga war a wax man jàngoro bi passé xëy na néew na lu waxu déggu di kenn dégguma ci parce que dafa doon loo xam ne xaw ma ko du ma médecin bett na ma mais dama noppi bàyyi ñi xam di wax mais xamoo dara ci mbir di ci nekk di xëy suba ngoon di ŋàññi di gàddi mais bu résultat yi ñëwee après problème ngay am da ngay am kersa ñi fi nekkoon di xët-xëti di wax di saaga ubbi leen def leen te xamuñu ci dara jànguñu ko fenn amul ku xam ku ànd ak ñoom amul ku xam kuy wax ak ñoom mais tey buñ demee ba ñeneen ñoo naan ñun ni ñu téye woon feebar bi ak ni ñu géré feebar bi quand même bokk nañ ci ñi gën a mucc te ñoo ci gën a néew doole li Amérique am amuñu ko li France am amuñu ko li Espagne am amuñu ko li Afrique du Sud am amuñu ko yeneen dëkk yi ñu wër liñ am amuñu ko mais buñ ci muccee nii mais c'est parce que nag ndimbalu yàlla la ak tamit ki téye yëfi même buñ ko nangulul ni ko xam na dara xamul dara mais ñu nangool ni ko au moins am na barke mu def mu sotti donc maa ngi lay sant di la gërëm di wax di ñaan sama mbokku Sénégal yëpp ni leen jot na pour ñëpp dajaloo parce que lii ñuy dëgmal ay réalité économique la ñëpp ànd moo gën ci réew mi ñu ñëpp ñu ànd moo gën ci askan bi ñu ñëpp ñu ànd moo gën ci intérêt réew mi ñu bañ a am parparloo ku nekk fa nga bokk man nga fa bokk bu dee ci ñu ànd ak ñun la ma ñaan leen ñu bañ ñu sonal ci ay wax yoo xam ni amul njëriñ ay deuxième quinquennat mandat ay wax yooyu ku ko ciy wax muy ci fànn bi wala ci fànn bële ku ko ciy wax yaa ngi wax loo xam ni jariñu ñu président de la république jaruñu ñu ñun mouvance présidentielle bi du wax joo xam ni am na njëriñ léegi li am njëriñ mooy ñu dajaloo ku am sa mbébét nag nga xam ne mënatoo ko muñ da ngaa yàkkamti mais nga bàyyi ñu nga dem defi la nga bëgg a def. merci monsieur le ministre. merci beaucoup. amoon nañ mbégte bu baax di la dalal suñu émission Jokko mbokk yi loolu moo nekkoon seen émission Jokko tey ñu doon dalal le ministre chef de cabinet Mame Mbaye Niang ñu leen di jox dig daje balaa semaine prochaine jërë ngeen jëf. C'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Ablaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax